bonjour salaamaaleykum les téléspectateurs de Sur TV ñu ngi leen di bëgg bu baax di leen jaajëfal actuellement di jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre ci télé bu mag bi di Sur TV ak ci suñu logo rawatina nag yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre ci Facebook bi tey ñu delloo seeg yéen ci suñu émission suñu ndaanaan nag tey ñu ñëw seet si ndaanaan bu mag boo xamante ni kenn dootu ko naatable fii ci suñu réew waaye rawatina nag ci diwaanu Yaraax mu nekk Zo Sarr ñu fas yéene di ko nuyu di ko bàyyi mu nuyu ak suñu ay téléspectateurs. waaw salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di commencer par remercier waa Sur TV yi nga xam ne ñoo ma invité tey dalal ma donc yéen ñiy suivre seen émission yi ak seen programmation yëpp man maa ngi leen di souhaiter une bonne et heureuse année 2021 di ñaan yàlla vraiment wërgu yaram bi law fi loolu nga xam ne kenn bëggu ko tudd te muy feebar bu rëy jóge fi yàlla wàcce xéewal yi te permettre ñëpp ñu dawal seen projet yi normalement yàlla na ko yàlla def. macha allah kooku ngeen jàkkaarloo noonu léegi mooy suñu ndaanaan Zo Sarr kenn dootu ko natable fii ci suñu réew waaye mu mel ni nag fi mu daanelee léegi rek foofu laa yëkkatee di ñaanal ñëpp jàmm di leen ñaanal ci at mu bees mi yàlla defal ñu jàmm xéewal gudd fan ak wér-gu-yaram te loolu noonu mu wax ne du ko tudd ñun tamit ñu bañ ko tudd rek di ñaan yàlla dàqal ñu ko mu daal di jugee ci diwaanu Sénégal waaye tey su ma lay laaj kan mooy Zo Sarr lan nga ñu mën a wax ba téléspectateurs yi ñuy seetaan mën ci jariñ li ñu mën a jàpp daal ci man pour mu gàtt mooy Zo Sarr doomu Yaraax la donc man loolu laay revendiquer maanaam du ma nangu fii Sénégal ba mu daj àddina ba mu daj kenn gën maa nekk doomu Yaraax yàgg naa fa lool man maa ngi màggee Hann village ñu koy wax Yaraax Kip donc foofu laa grandiré jàngi fa école bi mu fa jógee jàngi lycée Blaise Diagne jóge lycée Blaise Diagne dem ñëw université fii faculté bi ñu nekk foog naa bi may dugg ci faculté bi di jàng am na ñeent fukki at ak juróom léegi ma ne kon waaw xam nga kon fii yàgg naa fi kon ma jàngi ba pare di liggéey université ba ñëw di liggéey ci faculté bi vraiment sama li ñuy wax sama humanité maanaam sama keseng yëpp fii laa ko defee su ma nit ñi xamee faculté des sciences lañ ma xamee mas naa fi nekk directeur des bourses directeur national des bourses maanaam bourse yi nga xam ne mooy gérer étudiants yi nekk université ak njàng mu kawe bi dénk nañ ma ko diggante 2010 ba 2012. dénkaane boobu mën nañoo xam fan la jóge Ablaye Wade moo mën na me woon par décret Ablaye Wade ancien président ñu koy ñaanal gudd fan ak wër moo ma dénkoon liggéey boobu parce que dañu waroon a bancariser avant may ñëw étudiants yi koy fàttali ko xam nañ ko pour fayeeku da nga doon yendu fanaan fi ñuy wax régie des paiements soo ñëwoon foofu le matin da nga gis carte d'identité yi ci suuf gis carte d'étudiant yi ci suuf tellement day jaxasoo léegi étudiants yi dañuy jël seen carte bancaire dugal ko ci gab mu jox leen seen bourse ñu dem mu fin donc loolu la ma Ablaye Wade dénkoon bon yàlla may nañu ci sutura ba loolu sotteeg jàmm loolu mooy daw ba léegi fii faculté des sciences université de manière générale dafa am lu ñuy wax ay école doctorale xam nga fii LMD mooy daw L mooy ñi def licence M mooy ñi def master D mooy ñi def doctorat nekk naa ñetti at directeur école doctorale boo xam ne école bi ma nga tudd physique chimie science de la terre de l'univers et de l'ingénieur maanaam affaire xam-xam ak technique science ak technique école doctorale boobu jiite naa ko fi ñetti at mais loolu élection la fii université élection la mais sa nawle yi ñoo lay fal bi ma jógee foofu ñu ñëw 2015 sama nawle yi les mêmes rek fal ma jiite fii ñu may wooye doyen faculté des sciences et techniques def naa ko daanaka juróomi at ba jour bi may dem retraite man maa doon doyen fii bon fi ma ne maa ngi fi di accompagner jeunes yi di accompagner ñiy préparer doctorat di accompagner ñiy def ay master donc njariñ bi daal ñii gis nañ ko léegi nag waa Yaraax xam naa gis nañ seen bopp bi ma nekk directeur des bourses
bon bi ma nekkee fii aussi gis nañ seen bopp parce que day am ay problème mu orientation day am ay problème mu inscription façon yu nekk daal xamoon nañ ne am nañu benn tonton bu nekk fii boo xam ne mën nañ leen jàppale ci li ñu nekk gis naa ne sax léegi mairie dañuy joxe bourse bon y compris sama mairie day joxe bourse depuis daaw mais li may wax bourse yi c'était 2010 ba 2012 xam ne loolu mu ngi bëgg a yàgg. acca kon mu ngi noonu mbokk yi ñuy seetaan yéen a ko gisandoo suñu naanaan mu mel ni CV bi riis na lool di ko ñaanal jàmm xewal gudd fan ak wér-gu-yaram nii rek lay demee ci biir Sur TV waaye mu mel ni nag suñu naanaan yàgg nañ ci social parce que booy xool ni yàgg nañ dégg jaloore yi nga xamante ni actuellement mu ngi koy def fa mu dëkk comme ni mu ko waxee sànq ci baax yi nga xamante ni mu ngi koy joxe fa mu dëkk malgré que amagu fa ndomba tànk mais mu ngi taxawaay ndomba tànk te bépp sénégalais boo xamante ni actuellement yaa ngi ci suñu réew ci côté boobu nga war a doxalee jëmale ci sa réew su ma lay laaj Zo Sarr ci wàllum sànq maa ngi lay dégg ngay tudd ku baax nekkoon suñu président di Ablaye Wade su ma lay ñëw ci côté social bi nga xamante ni actuellement yaa ngi koy jëf ci Yaraax ga nga nekk social bi ci nan nga ciy dundeek waa Yaraax. waaw social bi nag benn pàcc bu am solo la mais bu métti waaw parce que nit ñi sonn dañoo bare dafa am ñoo xam ne dañuy feebar du ñu am lu ñu jënd garab soo demee dispensaire lu mu bon fokk mu am loo dugal balaa ngay gis infirmier bi suñ la daggalee ordonnance ñu ne la demal ci pharmacie bi ci centre de santé bi wala ci dispensaire bi soo demee day jeex donc da ngay dem pharmacie bu mag bi yooyu yëpp bon dañ ciy góorgóorlu daal dañ ciy waslu àq mais loolu romb na politique loolu bi may commencé liggéey loolu dem ci doon yëngatu daal tool yu mel noonu sax da nga koy def mais jarul naan def naa lii da nga koy def ngir yàlla parce que souvent su ma kenn laajee problème yu mel noonu ba ma jàppale ko maag moom ak borom bi ñoo ko yëg donc xam nga kon utuma ci leneen du ma defar liste ñëw taxaw ne dimbale naa ne loolu bu duma ko mos a def ci àddina bi ma doon may ay bourse aussi bon waa Yaraax amul fenn ku ma jël turam ne ko may naa ko bu déedéet waaw kenn mooy ñëw ne ma woy sama jarbaat bi nangam ma xool nu ñu koy mën a dimbale te mu ànd ak yoon ma dimbale ko noonu lay demee mais soo nekkee nag opposition day gën a metti encore parce que bon man damay liggéey fii jàngalekat la mooy sama métier dama am métier jàngale donc saa yu ma xëyee ñëw fii liggéey fin du mois ñu jox ma weccet léegi weccet boobu lay séddoog nit ñi bon léegi nag yenn saa yi weccet bi day xaw a sooxe problème boobu xam ngeen li ma wax xew yi bare na dëj yaa ngi fii bon mu ngi noonu takk yaa ngi fii ngénte yaa ngi fii jàng yaa ngi fii pèlerinage yi dem Popenguine gàmmu dem Tivaouane màggal dem Touba yooyu yëpp laa boole c'est-à-dire amul ne non damay jàppale ñuy ba non man ñëpp laa bokk yemale. donc dëkk bi pare di defar dëkk bi. voilà donc loolu man xam nañ ko ci man te fu ñuy woote pour ñuy xalaat luy avancer loo Yaraax daf may intéressé waaw ña xam nañ ko sax suñuy organiser loo xam ne pour jëmale Yaraax ci kanam dañu may woo ko ne ma yenn saa yi ma ne mais du tax ngeen woo ñu ne ma non yow personne ressource ma ne ko waaw ba tey mais donc mu ngi noonu donc Yaraax laa dëkk doomu Yaraax laa Yaraax vraiment maa ngi koy bëgg a yàgg nag parce que ma jox leen information boobu bi ñuy wàcce drapeau France di yéegal bu fédération du Mali fekke naa ko maa ngi taxaw buntu école Doudou Mbaj ci nekk Hann village di xool drapeau bi bu France bi wàcc bu fédération du Mali yi ñu dawal diir ma gis bu fédération du Mali wàcc ñu remplacer drapeau bi ak benn étoile bu verte ci diggante bi bon xaw ma ni mu demee mais fekk naa ko loolu mu ngi ma fekk Yaraax foog non su ma juumul loolu 1960 la woon indépendance du Sénégal donc pour wan leen ne man dëkk boobu su ma nee doomu Yaraax laa rek loolu yëpp lay ëmb donc lu ma mënti def pour Yaraax gën a avancé loolu daf may intéressé
voilà. acca kon mu ngi noonu mu mel ni ba léegi ñu ngi nekk ci suñu émission suñu ndaanaan nag muy Zo Sarr tey mu mel ni li mu wax yëgal na téléspectateurs yi nga xamante ni actuellement ñoom ñu ngi ñuy seetaan comme ni mu ko waxee ci social bi nga xamante ni actuellement mu ngi koy def te kenn ku nekk ci suñu réew wala def comme ni muy def muy dëkk ci dëkk bi ba pare teg ci di defar dëkk bi waaye di jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre dañu ñëwaat rek ci benn fànn ndax sànq dégg naa la nga wax bu tudd monsieur Ablaye Wade mu mel ni yéen ñaar seen relation sori na par rapport ak ci PDS bi nga nekk. waaw donc man nag wax dëgg ci yàlla Ablaye Wade dama ko gëm ci vision ak ci détermination maanaam su jàppee day dem ba mu fin du daw voilà donc loolu bi ma defee campagne ak moom 2017 laa ko gën a xam bi mu nekk pouvoir miinu ma woon noonu parce que xam nga su nekkee pouvoir ñi lay wër dañuy bare kenn du bëgg ko jege mais bi Ablaye Wade wàcce ci nguur gi léegi nag gis ko day gën a yomb yoon bi day leer xam ngeen li ma leen di wax ñi ko toppoon yëpp wër ko ba bëgguñu kenn gis ko ñu ci bare daw nañu soo seetee ancien ministre yi des ak moom est-ce que mat na 5 mën naa cité doom ji Karim Wade mën naa cité Kansou Bari Ndiaye mën naa cité Joseph Ndong ak ñeneen ñi ma tuddul seen tur nañ ma baal mais xam naa ne daal affaire bi gis ko bi mu ko gisee nag di commencé wax ak moom ci laa découvrir ne man sama matière li nga xam ne lay jàngale mooy physique ndeke physique man dama foogoon ne économiste la rek ndeke physicien la dem naa seeti ko ba Paris fekk ko Versailles taabal bi mu toogoon bi ma recevoir canapé bi taabal bi ci suuf génn au moins 10 livres physique génnal man dama jaaxle sax ma ne ko mais pas li mooy sama matière donc am na sax ay dénk yu ma dénk yoo xam ne su ñoree di ngeen ko yëg donc ma respecté ko lool voilà waaw ci jeetaay bi ak bi mu ñibbisee fii sax aussi gisaate wat nañ gisee nañu ci loolu mais xam naa ne daal vision rëy na d'ailleurs soo seetloo ñi fi nekk sax ci vision rek la ñuy daw dañuy mottali liggéey bi nga xam ne commencé na ko gisuma daal lu bees lu ñu génne à part centre de conférence Abdou Diouf bi ñu créé ak pont de l'émergence loolu daal gis naa ne loolu bees na mais ay autoroute ak ay VDN ak yooyu théorisé woon na ko ba génne ko. kon daal mën nañu wax yow. c'est ci benn côté pour téléspectateurs yi mën a comprendre que ni. seen jotaay bi nga xamante ni toogoon ngeen ci. waaw d'ailleurs yaa ngi nga xamante ni maanaam bu jëree wax. pour di ñu ko mën a wax. waaw ñu ci jariñu. waaw mais su ma xaymatee lu ndaw rek dama naan sori woo ko ndax peut-être boo ko gisee du yomb. waaw non bon man comme professeur là moom itam professeur la woon. est-ce que xam ngeen ne Ablaye Wade nekkoon na doyen. faculté de sciences économiques et juridiques maanaam fac droit ak fac sciences éco benn faculté la woon diggante 1970 et 1971 Ablaye Wade moo doon doyen ba waaw donc xam nga kon su amee benn militant bu nekk doyen dañuy jegewoo donc loolu soo ko xamee rek di ko comprendre lu bare. merci beaucoup suñu naanaan nii rek lay daal di demee saa su ne fii ci biir Sur TV di jaajëfal suñu ay téléspectateurs ci ànd gi kóolute gi ñu leen di amal suñu émission bu mag di suñu naanaan waaye dañuy ñëwaat ci benn côté rek Zo Sarr ñu ñëwaat ci benn côté rek muy defe naa ni nekkul ne professeur bi nga doon rek wala ci côté bi nga yëngu ci côté université mu mel ni am na ci leneen loo yëngu ndax dégg naa la nga tudd PDS mu mel ni maanaam da ngay dox ci politique. te defe naa ni ci ay fan yu jàll ca gannaaw doon nga jéem a jël li nga xamante ni mooy maire ak Yaraax mu mel ni jotoon nga cee def ay participation yu am solo comment ça s'est passé. waaw bon jiitewu woon PDS bi ñu nekkee au pouvoir bi nguuru PDS jeexee lañ ma door a dénk lengay pour ma góorgóorlu ci pour jéem a redresser. donc bi ñu jógee 2012 lañ ma ne léegi yow yaa jiite PDS Yaraax Hann Bel-Air donc ma ci waslu àq ci li ma ci mën su ma nee doomu Yaraax lu ñuy def Yaraax dañ ci bëgg a bokk am naa ay idées yoo xam ni war naa ko mën a dawal suñ ma joxee mairie bi
waaw. maanaam su ma la déggee mu mel ni am na foofu fekk am na foofu. mos naa nekk candidat en 2014 candidat la woon pour nekk maire 2014 mooy élection locale bi mujj rek bon yàlla def keneen lay jox ndam li bon ñun itam ñu continuer liggéey rek problème yi nekk Yarax su ma la waxee ne xam naa leen nga war mën a gëm parce que fi ma tibbee dafa sore dama dem 4 avril 1960 wax leen ko xam nga kon nag vraiment sama parents yi fa lañ dëkk ba wàññeeku mais seen kër a ngi foofu man maa ngi dëkk Hann Bel-Air Yarax dafa xat quoi donc man maa ngi dëkk ci booru géej gi mairie bi am naa ay projet yoo xam ne war naa ko mën a dawal du ma genre yi ñëw nag ne liñ fi def dara baaxu fi déedéet man du ma xalaate noonu mais dama naan su ma ñëwee su ma waa Yarax dafay confiance bëgg naa fexe ba rëcculoo leen li tax teeluñu maa essayé waaw man jàpp naa ne su ma ñëwee daal nit ci dañ ci gis seen bopp problème mu Yarax yi dañu bare aussi mais xam nañ leen Yarax dafa am ñaari entité dafa am li ñuy wax quartier traditionnel mooy ki ñuy wax Yarax ak cité yi lu mel ni Mariste lu mel ni ay cité Elisabeth Diouf lu mel ni ay cité Isra Marinas yooyu yëpp ay cité la maanaam dañ ko organiser mu lotissé yu mel noonu même restructuration bi ñuy def Yarax fi mu ne xam nga fi mu ne ñu ngi def restructuration Yarax mais suñu naan restructuration Yarax mooy jóge quai de pêche ba montagne 6 maanaam dañ koy def génne tali yi maanaam transversal ci projet bi dafa amoon ñaari longitudinal ak ay transversal mais dafa mel ni benn longitudinal lañ def man loolu laa gis ak ay transversal ba nga xam ne kër goo nekk oto bi mën na romb sa buntu kër mbalit bi nga xam ne dañ ko doon sànni géej war nañ ko mën a tonni génne ko léegi donc loolu avancement la mais nag na ngeen jàpp ne ci jamono Wàdd dañu am accord boobu parce que accordu def restructuration état bi depuis Senghor depuis Abdou Diouf bëgg nañ def restructuration mais amoon na ay résistance ci population bi parce que dañ ne woy ni ñuy dunde nii suñu maam yi noonu la ñuy dundee waruñ ko changer mais xam nga suñu restructuré dina am ay kër yu disparaître léegi ñooñu nag dañ leen war a defal zone de recasement zone de recasement bi Abdou Diouf doon proposé temps moo doon Mariste ñu dagg benn kii ku ñu yàq sa kër ñu dugal la foofu mag yi à l'époque dañu noo foofu aada dafa sore et cetera booru géej gi ñu bëgg a dëkk donc ci temps Wàdd nag la ñu waxtaan ak population bi génn ay argument bu ñu joxe seen accord mais bi ñu koy dawal nag restructuration fekk na Wàdd dem Macky ñëw àggale liggéey boobu mais ci Wàdd la accord amee mais taw Abdou Diouf population dañ bañoon ba léegi donc man ak sama groupe waa Yarax bokk nañ ci ñu doon argumenté di wax njariñ bi ci nekk léegi kenn waxatul njariñ bi ñëpp d'accord nañ ci donc looloo ngi ci soo demee Yarax yéen a ngi dégg baie de Hann bon ay nit a ngi ci yëngatu depuis ay années parce que baie bi man xamoon naa ko jamono ji muy nekk une des plus belles baies du monde amoon na sax benn jardin d'enfants bu nekkoon ci baie de Hann bu tuddoon la Guinguette yoo xam ne ay tubaab ne ko doon jàng di fa def maternelle ak yu mel noonu di fo ci suuf si léegi benn xalaatoo fa yoon doomu africain astama doomu tubaab donc gis nañ ne dafa yàqu-yàqu boo xam ne mais li ko gën a yàq nag du mbalit yi ñuy ramasser non mais canalisation yi su ngeen demee ba montagne 6 am na benn conduire bu dugg après montagne 6 dem ba ci géej soo demee ba ci géej di nga gis am na benn bul buy ball foofu benn canalisation boo xam ne moom dafa mel ni ndox yu bon yi nekk biir Dakar yi fa la ñuy retrouver en tout cas zone Parcelles Cambérène yëpp foofu lañ ko débi soo ñëwee gis ni mooy bale su ngeen pare dinaa leen won ci kii ngeen gis ko da ngeen di jaaxle sax nan la ñu mën a bàyyi lu mel ni pour man respecté wuñu population Yarax yi
donc am na ñu ciy xeex nag depuis des années moi je pense que ñëpp ci war a xeex parce que intérêt général la du waa Yarax ndoxu Dakar yi yu salte ñu koy sotti ci bedd an loolu laa wax ne manque de respect la pour population yi parce que am na dëkk boo xam ne une partie eau yu baaxul yi fa lañ ko doon tuur ñu révolté wu ñu ne non nañ ko yónni Yarax parce que Yarax du ñu yëngatu quoi donc loolu soo koy gis da lay metti sa xol te man vraiment ça me fait très mal donc loolu mooy manque de respect des autorités mais du autorité ci kaw la donc vraiment loolu su ñu ci mënoon dimbale daal traité seen ndox yi bon am na projet quoi mais projet yi day bare et puis balaa muy sotti est-ce que dañu fekk lépp sax bon donc mu ngi noonu sinon administration lu jege route te ñu nekk presque Yarax la ñu concentré service des mines am na ñaari service des mines Yarax am na bi nekk Espoir mooy wetu commissariat Bel Air am na bu nekk sur la route du front de terre biir Yarax la boobu ñaar yëpp li muy xëcc ci oto visite technique haute carte grise mais loolu oto Ndakaaru yëpp xëju ñu Yarax sans compter que bi ñu defaree parc à conteneur port à conteneur bi nekk Bel Air ay milliers et des milliers de camions ñooy dugg ci Yarax par jour di dugg di génn nga yokk ci camions yi jóge Mali partenaire au Sénégal la seen port Mali Dakar port Mali la ni mu nekkee port au Sénégal loolu mën nañ ko comprendre mais waroon na am ay mesures d'accompagnement ci temps de circulation yi pour waa Yarax mën a circuler Mariste société Mariste c'est une cité enclavée xoolal soo duggee Mariste yaa ngi duggee front de terre mais pour génn da ngay jëlaat autoroute léegi def nañ benn pont bu génn cafétéria mais su ñëwee dañuy tase camions yi nekk route de Rufisque maanaam yooyu ma lay wax donc il y a un problème de circulation énorme boo xam ne autorités locales yi dañu war a am ay idées proposer ko autorités yi ci kaw parce que am na liggéey yoo xam ne du autorités locales yi attanuñu ko mais idées yi moom ñëpp attanuñu idées yi mën nañ génne ay propositions yoo xam ne dañ permettre ñu circuler mais fi mu ne yàlla tereti ko mais bés bu amee un accident pour échapper du yomb xanaa ak tànk di daw mais oto du bouger usines yi sociétés yi nga xam ne dañuy créer pollution bari nañu Yarax foog naa ne mooy commune bi ëpp ay industrie au Sénégal foog naa yéen a ngi fàttaliku accident bi amoon Sonacos avec ammoniac accident bi amoon fële au Liban ñëpp gis nañ ko télé produit bi indi woon accident bi yéen yi nga xam ne yéen ay tas information yi xam ngeen ne produit boobu amoon na Dakar duñ ko xamee autorité gaawante nañ kërti ne non Mali la dëkk yóbbu nañ ko Mali mais loolu xam mënoon a def dégâts donc yooyu yëpp nit ñi dañ ko war a gëstu mu am nu ñu accompagner population yi pour que su amee lu xew ñu mën a def faire face mais su fekkee ne toujours accident su amee dañu naan armée française nañu dimbale bon loolu aussi bon du solution quoi du solution longue durée solution mooy da nga war a am su jumtukaay donc protection civile li ñuy wax protection civile waroon na am au moins benn brigade bu nekk Hann Bel-Air boo xam ne su amee dara dinañ ci mën a yëngatu def dara donc yooyu de manière générale mooy li ñuy wax ne ay esquisse de projet la quoi yoo xam ne war nañ ci mën a liggéey pour Yarax circuler bu baax assainissement bi dox normal ba nga xam ne lépp lu salte su dugg si ñu war ko mën a génne. aca kon mu ngi noonu kon lépp lu salte bu dugg see di war ko mën a génne yéen a ngi ànd ak ñun fii ci suñu logo sur TV ñu ànd ceeg monsieur Sarr damay daal di tënk ñaari question rek daal di la koy laaj mu nekk benn nga daal di ma koy tontu muy maa ngi ñëw léegi ci li nga xamante ni mooy élection yi nga xamante ni dugaloo nga ci sa loxo muy 2014 ci maire Yarax bi
comment ça s'est passé parce que defe naa li nga wax léegi ne waa Yaraax bu ñu ma ñemee dootuñu ma bàyyi mais mu mel ni am na ñu la ñam mais xëy na yàlla moo ko tuddul pour nga yor ko ndax su ma juumul liñ la rawee woon ci ay carte bëriwul bu mu tee sans tamit peut-être ci lay yem wala du ko gën a néew ak élection yi nga xamante ni bëgg nañ ko taxawalaatal pour mairie yi est-ce que pare nga pour dugalaat sa tànk. waaw non man sama réponse foofu dafa leer suñu yàlla may fanu gudd fekke ak tal xeex bu ñu mën a xeex boo xam ne permettre na ñu am ay jumtukaay yu ñu améliorer nekkinu waa Yaraax man dinaa ci dugg. maanaam kon pare nga. bien sûr non loolu kay je pense que ñëpp xam nañ ko man kay su ma nee suñ ko fekkee tal ko kay loolu kay wax na loolu kay ci borom bi lay dépendre rek mais man awma benn man nee naa leen gérer naa faculté juróomi at. Moi, je pense que mairie ñoo ëpp faculté des sciences yi nekk Sénégal voilà géré naa direction des bourses ñaari at boo xam ne direction boo xam ne at bu ne nga jox étudiants yi 40 milliards ci bourse ñu lekk ko ñaari at du 80 milliards loxo yu set wecc donc mairie mën naa ko gérer. acca kon moo ngi noonu mën na gérer mairie comme ni mu ko waxee rek ku gérer bourse ci lu di toll kon defe naa ni mairie waru la mën a jaaxal kon mën nañ ko xaar kon ci li nga xamante ni mooy atum 2021 mu daal di ci dugal tànkam su ma ñëwee rek ndax li nga waxoon ni doo ko tudd du ma ko tudd waaye damay fàttale ko ci ginnaaw ndax lu mel ni 2020 booy xool ndaw yi jëloon nañu seen tànk yi dëgg ko ci Barça wala Barsax gi mu mel ni amoon na tiis bu metti loolu boo xamante ni dal na ci jeune Sénégal di leen ñaanal yàlla xaare leen àjjana te ñi fi des yàlla may leen xolub muñ pour ñu mën a am lu ñu dimbalee seenu njaboot jeunes yooyu noonu booy ñëwaat ci seen cas di leen dékk di leen gën a ñaax lan nga leen di wax ci atum 2021. non dégg naa ñu bare sax ñuy accuser jeunes yi naan woy jeunes yi li ñuy def c'est pas normal nangam di leen xas man d'accord ma sax ñu leen di xas moi je pense que dañ leen war a déglu d'abord wax lu tax ñuy dem est-ce que nit ñi xam nañ li tax ñuy jël risque boobu man sama famille am na ñu jël man am naa sama jarbaat axan sama doomu sœur bu jëloon gaal en 2006 waaw mu nga Espagne fi mu ne di yëngatu foofu mais gaal yi la demee ak risque bu rëy très souvent parents yi surtout yaay yi quoi bëgguma spécifier à ce rythme là mais surtout ñoom tem ñu ne xale bi mais yow ñàkk jom sa morom yëpp a ngi kii yow nga tëdd fi di nelaw di ñaan njëgu ataaya ak cigarette doo ruus mais loolu jeune mënu ko dékku am na façon yoo xam ne soo waxee ak moom noonu rek day jëngu dem autorité yi président de la république en tête mais jéemuñu régler problème boobu su ñëwee rek ñu ne woy xale yaa ngi dem nangam na mais non mais lan lañ leen proposé wuñ leen dara am na ay programme de jeunesse yu mel noonu mais yooyu gisuma mu egg si Yaraax xëy na egg si na Yëmbal Sud mais loolu gisuma ko vraiment donc loolu autorités yi supérieures yi ñooñu am nañu part de responsabilité bu rëy accord de pêche yi ñu signé su ñëwee ramasser jën yi fi nekk yëpp même yu ndaw yi nga xam ne ñoo war a màgg jur ngay ramasser yóbbu waa pêcheurs yi nekk Yaraax mais ak yi nekk Guet Ndar yi nekk Mbour mais pêcheurs yooyu lan ngeen bëgg ñu def ñu leen di naan ndoxu géej donc mais accord de pêche yooyu toujours autorité supérieure bi maanaam gouvernement bi donc ñooñu ñëpp def loolu ba pare jóg bëgg a xas jeunes yi bëgg leen saaga man ànduma ci loolu déedéet man dama bëgg ñu proposer leen ay situations yoo xam ne dañ leen permettre ñu daan seen doole su dee nappkat nga mais gaal européen yu mag yooyu bateau yooyu di ñëw soo xoolee li gaal di jar mais loolu projet la ngay defal projet boole saa booy am benn bateau nga financé leen ñu dem jël jën bi dem jaay ko tubaab yi jaay ñu ko lekk weccet bi parce que soo seetee jën li muy jar fële ci supermarché ak montant bi nga xam ne soo seetee accord de pêche yi li mu indi ci xaalis nga diviser ko par nombre de tonnage yi ñu yóbbu foofu presque jarul dara presque dañ leen ko may mais soo seetee foofu jën moo gën a cher yàpp foofu tugal jën moo gën a cher yàpp donc loolu yëpp ku réfléchir tuuti xam ne am na ay solution yoo xam ne
gouvernement bi détenir na ko mais xam nga soo ne nañ ma naa def accord de pêche ma signé may leen ñaari at ñu ramasser lépp ñu jox ma nangami milliards ma gérer ko ci sama dugal ko ci sama gestion mais après woy xale yi lan la ñuy def mais non loolu ban daal je pense que gouvernement bi am na ci faute famille yi am nañ ci faute na ci ñëpp jàpp vraiment affaire boobu metti na maa ngi ciy profité pour jaale famille yi nga xam ne am na ñu fa wàññeeku yëpp di leen ñaanal di ñaanal ñu wàññeeku yàlla xare leen àjjana famille yi ñu naan leen nañu am courage rek te di wax ak xale yi di leen expliquer di leen ñaax bon di gën a góorgóorlu aussi di leen pousse ci njàng mi njàng bi ñuy wax njàngum science njàngum xam-xam mais aussi ay formation professionnelle am na ay métiers yoo xam ne mënul ñàkk Sénégal par exemple nañ jël mécanicien mënul ñàkk Sénégal waaw 200 xaw ma 400 oto la ñuy immatriculé Dakar bon léegi ñoo ñëpp seen oto day paan donc soo jàngee mécanique da ngay am liggéey mais en plus seetlu naa ne mécanicien yi fu ñu installé aussi ñu song leen ni jóge leen fi man daal comprendre ma ni gouvernement bi di fonctionné. aja kon mu ngi noonu rek lay daal di demee mais wax na nag wax ju am solo ci li nga xamante ni mooy mécanicien yi parce que li mu wax ni bëri na ci diwaanu banlieue fu mécanicien yi samp da nga ko fay jëlee te man en tant que koo xamante ni da ngay presté di daal di dépaté micro man su ma sañoon dañuy jël ñi nga xamante ni ñooy mécanicien yi dëkkal leen ci benn partie boo xamante ni tey ku leen soxla rek da ngay jubali foofu direct pour mën leen a am mu mel ni 2020 bi dund nañ ci comme tis bi ñu doon wax léegi ci ndaw yi nga xamante ni jël nañ gaal gi daal di wutal li nga xamante ni mooy Barça te barsàq di leen ciy fekk ñu leen di ñaanal yàlla yërëm leen te xare leen àjjana mu mel ni tamit dundaan na ci li nga xamante ni mooy wàllum géej gi ndax moo li nekk nañ ci njàqare boo xamante ni kenn xamul kañ lay jeex ñu daal di dugg ci atum 2021 di ñaan yàlla jàmm xéewal gudd fan ak wér gu yaram am lu ñu arrivé tey ci actualité bis bi mu nekk lu jaaxal Sénégal gars yi di ko esthétique mu nekk li nga xamante ni mooy dañu bëgg à partir de 21h ñu delluwaat ci li nga xamante ni ci loolu la ñu nekkoon muy toogaat suñu biir kër ndax doo saa pare na waat pour toogaat ci biir këram non man awma problème man su ma wàccee sama kër du ma génnaat donc parce que man dama bokk ci catégorie li ñuy wax troisième âge yi duñu génn quoi yéen seen genre kay yéen am problème. daal ñuy ñooñ ginaar rek yooyu. voilà léegi fii ñu nekk nag fii ngeen nekk fii mooy faculté des sciences et techniques fii université la fii xale yi dañuy jàng ba 22h donc à partir de tey loolu foog ñu dindi ko. ki jiite faculté bi mooy doyen bi ma xëyee tey moom laa njëkk a woo ne ko dégg naa ne am na décret boo xam ne bon 21h couvre-feu ma ne kon ay def ay travaux dirigés yëpp 22h mu ne ma non 18h lañ koy arrêté dinañ ko communiquer ñëpp xam ko demoon naa sax bu proposé ne mais au lieu de commencer cours yi 8h est-ce que mën nañ ko def 7h pour lu coob benn heure pour parce que xam nga année Covid 2020 bi moo yàq bi parce que ñu ngi ci dem mais bon pare guñu réellement quoi waroon nañ pare depuis le 30 mais fii pare guñu nañuy wax li am aussi su fekkee ni lii da cee tegu donc day gën a tardé encore donc vraiment lu metti la ci àddina bi yëpp la metti nag. comment dire est-ce que xalaat nga mu yomb comme ni mu yombewul bu njëkk ndax bu njëkk booy xool sénégalais xamuñu woon lan mooy couvre-feu en même temps xamuñu woon lan mooy toog seen kër am na si ñoo xam ne dañ ko doon dañ kumpa pour bu ñu toogee seen kër nan la ko population bi war a dundee mu mel ni bi ñu ko ñemee ay temps bu ndaw rek wan nañ ni loolu dugg na waaw am na si ñoo xam ne doon nañ yor weccet te mënatuñu koo am ak parents d'élèves yi nga xamante ne actuellement dañuy bëgg fayal seen doom muy jàng bëgg génn budget yi nga xamante ni seen doom da koy fonctionner est-ce que jamono yi ci atum 2021 mën nañu tëral loolu mu amaat comme ni mu amee woon bu njëkk ba nga yaakaar ni buñ ko jéemee forcé du yéeme loolu ci état du Sénégal. non donc couvre-feu amoon na fi quand même peut-être yéen a ko fekkewul mais ñi fi nekkoon 1988 couvre-feu yu métti jamono Abdou Diouf 1987 Abdou Diouf signé benn décret supprimer la police amatul ñu ñëw 88 élection am ñu jàpp Ablaye Wade te jouru élection yi ñëpp génn ci biti yëf yi jaxasoo négociation am mais période boobu couvre-feu daw na fi waaw donc yéen fekk wu leen boobu xam na donc couvre-feu am na fi léegi li ñu def nag bii couvre-feu sanitaire la première vague bi
bi mu ñëwee bon yëngal daf ñu yëngal nii rek mais taxu ko woon am solo noonu ñu ngi xool liy xew ci tubaab bi gis ne jàmm am na fi bi màggal bi di daw ak gàmmu gi dafa fekk couvre-feu bi kii bi nombre de cas par jour yi di wàcc nit ñi di war di dem biñ demee ba loolu weesu ñu dégg ne am na deuxième vague fële man liggéeyuma ci xam-xam médical ak microbe mais li ma xam ba wóor mooy microbe boobu day soppeeku donc su melee nii nga dem ba seet ni nga koy kare mu soppeeku nekk neneen bu yàggul dégg nañu Angleterre am na benn virus bu bees bu génn gaa yëpp daw tëj seen frontière mais est-ce que du loolu mooy indi vague yi dul jeex yi léegi ñu jékki-jékki di gis ay nombre de morts yoo xam ne ay 5 6 7 par jour gis nañ ko fii Dakar loolu mosu fee am ay benn la doon nekk nombre de cas yi ñu lay wax ay 140 ay mais loolu ku mu tiitalul ma xam ne doo nit léegi nag amul beneen choix bu dul wàññi camal bi loolu moom opposition laa nekk PDS laa yëngatu mais xam naa ne fokk ñu wàññi dem ak dikk bi loolu kenn mënu ci dara léegi nag problème bu mag bi la question bu mag bi mooy dee ak xiif wala dee ak feebar bi ban nga ciy tànn loolu mooy wax ji mais ñenn ñi dañu ne non dee ak feebar bi moo gën a neex dee ak xiif bon mais je pense que mën nañ ko organiser rek waxtaan ak nit ñi pas jékki-jékki tëb rek ne lii la ñuy décider loolu day yàq mais ñun dañu gën ñeneen ñi wala yeneen dëkk yi ñu ngi def ay couvre-feu ñu ngi donc ñun war nañu am loo xam ne mën nañ ko def pour wàññi man càmbal bi may gis par exemple ne nañ boîte de nuit yi fii nangam baar yi dañ ko tëj ak yooyu parce que xam nañ ne foofu moo ëpp promiscuité parce que dañuy tëju ci benn salle bon ñiy gérer baal yi nañ ma baal mais kii soo duggee ci biir day jaxasoo et puis day am mélange way day am rassemblement dans un lieu confiné et serré donc distanciation amul du ñu sol masque parce que foog ñuy nooy mais non loolu bon c'est normal ñu wàññi ko tuuti léegi couvre-feu parce que lu bari jaxasoo guddi lay nekk nitu Sénégal dafa nekk nitu sutura donc guddi lay yëngatu yenn yëngatu yi soo bloqué guddi gi rek di nga wàññi dara ci affaire bi dina metti ci nguur gi dina metti ci population yi bon suñu genre yi nga xam ne bon ñun suñu wàccee 16 heures tëju suñu kër duñu génn aw ma problème donc dina jàll du ma ko yëg donc maa ngi leen di encourager yéen tamit seen su ngeen wàccee rek ngeen dem kër ga vraiment man d'accord naa ñu wàññi camal bi mais na am plus de communication pour nit ñi xam ne feebar bi la te feebar bi gis nañ ne dafa yokk ñëpp gis nañ ko chaque jour ñu leen nangam bon c'est vrai que am na ñu naan gëmuñu ko mais bon je pense que mën nañu respecter kii yi quoi nu mu ñi nga xam ne wàññeeku nañu parce que affaire bi day yóbbu ay bakkan yu bare tax man jàpp naa ne suñu fermé du yàgg dinañu mën a maîtriser feebar bi. aci kon macha allah noonu rek lay daal di demee ci émission suñu naanaan fii ci biir sur TV waaw ñu àndoon ak ki nga xamante ni mooy monsieur Do Sarr dama koy daal di bàyyi rek mu tàggoog ñi nga xamante ni ñooy suñu ay téléspectateurs waaye yéen tamit kenn du yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo li nga xamante ni mooy sur TV di ñu suivre ci li nga xamante ni mooy Facebook bi di ñu suivre ci YouTube bi waaye ci suñu logo bu mag bi di sur TV maa ngi leen di kontaane bu baax Do Sarr dama lay bàyyi nga daal di tàggu ko suñu ay téléspectateurs daal di nag wax projet yi parce que defe naa waaye rax soxla nañ la lool ndax ni mu waxee nii waxul en tant que ku bokk ci parti dafa wax en tant que citoyen bi nga xamante ni actuellement mu ngi ci réew. waaw merci maa ngi remercier Sur TV vraiment ci ni ma invité di remercier sama xarit sama jigéen Maam Faye mi nga xam ne vraiment moo ma jox opportunité bi di nekk sama militante bu baax bon disons que damay def politique mais dama ne élection locale politique tuuti la ci li ci des mooy sa diggante nit ak nit maa ngi remercier vraiment téléspectateurs yi nga xam ne jël nañ seen temps di ma déglu bon sama xam-xam
ak li nga xam ne dama ko am loo ma ci mën a dugal ci population bi donc ci cadre boobu laa ne Yaraax vraiment je pense que ku jara jàppale la comme njaal benn ne woon naa waxuma ne ñi fa nekk liggéey ñu mais je pense que li ñuy wax li tubaab di wax peut mieux faire loolu moo am donc ci projet yi li ma leen wax mooy dama citer rek fi problème yu mag yi nekk wax naa usines yi ñu war avec les risques industriels wax naa problème mu circulation bi su amee problème on va avoir de très gros problèmes njàng mi bon kii bi pêcheurs yi nu mu tuddati ñi nga xam ne dañu yëngatu ci géej nga raakale jën yëpp jaay ko tubaab yi ak chinois yi bon yooyu yëpp ay am na ay pexe daal yenn yi autorité ci kaw maanaam gouvernement ñooñu lay adressé requête boobu nañ ci góorgóorlu bon yenn yi nga xam ne c'est au niveau local mën nañ ko régler au niveau de la mairie donc globalement loolu donc vraiment maa ngi remercier téléspectateurs yi ci effort bi ñu def di ma déglu te vraiment di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal atu jàmm feebar bi vraiment jóge fi mooy ñaan boobu ñaan bu ma gëm la quoi vraiment dama koy def ak li ma am ci xam-xam yi dinaa ko ci dugal saraxu pour ñu débarrasse ñu de ce microbe là mu dem yoonam parce que nit ñi sonn nañu kenn ñemeetul koo ñu ne demal hôpital mu ne non hôpital su ma demee fu mu toog gaa yi wàll ma ñëpp a ragal hôpital donc loolu vraiment je pense que c'est important donc maa ngi leen di remercier yéen ñëpp waaw xaw moon seen chaîne mais léegi xam naa ko